mbokk internet bët set ñu ngi leen di nuyu di leen jaar comme naka ni ñu koy faral di baax di defee saa su nekk rek nee naa leen Lalla Aïcha ngeen di àndal Moustapha bébé caméraman yi fépp fu ndaanaan yi nekk rek ñu daal di leen fay fekk jël leen tey nag ñu ngi fii ci Sicap Foire ñëw fekk ki nga xamante ni moo di président courtier yi nga xamante ni moom moo fi nekk fas yéene waxtaan ak ñoom ci wàllum location yi ci wàllum jënd kër meeg njaay mi ci wàllu dëkkuwaay bu métti bi nga xamante ni moom la sénégalais yëpp di kaas léegi nag dina ci indi sax moom laay wax ay leeral du ñu def rek lu mooy bàyyi ko mu nuyoo sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maa ngi nuyu sama gars yi ma nekkal di nuyu waa Sicap Foire yi nuyu courtier yëpp di nuyu sama gars yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant quoi léegi loo bëgg a xam rek boo ñëwee après ñu leeral la quoi. yow fii nga dëkk. waaw ñun fii lañ dëkk waaw. fii nga juddoo fii nga yaroo. fii lañ màggee ay sénégalais lañ ñun ñëpp fii lañ juddoo fii lañ màggee du ñu ay étranger fii lañ juddoo xam nañ Sénégal démb xam nañ Sénégal tey loo ñu fi laaj ñu wax la ko. waaw léegi ci wàllum courtier bi nga xamante ne tey moo ñu tax a jóg naka nga def ba ñu fal la si président wala naka nga def ba ñu jox la ci yenn ndombal tànk yi. waaw sérieux rek du ko teg ci yoon respecté liggéey bi booy yu ma nekkal ndax gis naa man courtier laa gis naa lu ne ndax gis naa ci ay courtier yoo xam ni dañuy génn gaam mais man si ñi ma nekkal di leen conseiller. dama leen di conseiller pour ñu koy teg ci yoon client bu ñu àndal ñu teg ko ci yoon ku ñu séqal ñu respecté ko looloo tax ñu dem ba respecté ma jox ma seen lépp ne ma yow yaa jiital nañ la looloo tax ma jiitu waaw. est-ce que tey am ngeen ay association yu xamante ni yéen a ngi ciy yëngu lu mel ni wàllu ndimbal ak feebar bi nga xamante ni dugg si na fi muy mbas mi est-ce que gis ngeen seen wàll ci mbir mi. gisuñu si dara gisuñu état dimbalewul courtier yi. état dimbalewul sax gisuma sax fu mu jàppalee agent immobilier yi courtier yi moom dañ leen a beddi quoi gisuñu ndimbal te état nag fu mu jàppalee ay musiciens jàppale ay artistes jàppale ñeneen ak ñeneen war na fa mën a jàppalee courtier yi ndax ñoom it ci askan bi lañ bokk ay nit lañ ci dëkk bi lañ bokk dañoo am jabar yori doom yoru famille dañ leen war a jàppale. waaw mais tey est-ce que am ngeen ay association yoo xamante ni pour jàppale leen am na fooy jaar est-ce que dina yomb. waaw amoon na fi benn association boo xam ni maanaam courtier yi nekkoon courtier Sénégal ak agent immobilier yi ñoo ko bokkoon mais association bi man bokkoon naa ci mooy PASSIS mais mën naa wax ni daal après PASSIS boobu noonu ñun ñu nekk ci suuf ñun xamuñ nu mu demee ñu nekk ci kaw ñoo xam nu mu demee. comprendre nga am naa carte bi xam nga jox nañ ñu carte mais après ñu nekk ci kaw ñoo kii mais nag bëgg nañ taxaw nekkaat benn gérer waat courtier yi ñu nekkaat benn ñun ñëpp waaw. tey dañuy gis fi nga xamante ni moo di Sénégal courtier dañ ko jël def ko ñaar tey boo waree dem ci agence bi ak nga war a ñëw fekk ci ki nga xamante ni en général ñoom ngay fekk ci genre grand place yu mel nii du benn yow ban nga ci. man mën naa wax ni man côté si ñaari plat ndax courtier la mais wax dëgg yàlla dem naa ba wut samay këyit bëgg a formel comme ñëpp bëgg a créer samay agence comme ñëpp formel actuellement maa ngi ci tànk yooyu mais nag ñun ñu nekk ci terrain bi actuellement ñoom ñi nekk ci bureau yi sax ñun ñoo leen gën a xam terrain bi ñun ñoo leen ko gën a xam tey foo ñu laaj ci Sénégal tey ñun mën nañ laa wax ni am na courtier yu ñu fa xam Sénégal ñëpp lañ xam. comprendre nga mais da ngay dugg ci terrain bi xam ñëpp soog a nag formel nit lu mu la laaj nga ne ko fii kat xam naa fa nit xaar ma lijjantil la ko loolu mooy sunu liggéey ñun. léegi bi nga xamante ni moom la askan wi di jànkonteel bëri loolu ñu ciy dox ay doxu ñaxtu bi ci jiitu mooy déplacement yi ngeen di faral di laaj te léeg-léeg ngeen àndax nit benn jour laaj ko ay ñetti déplacement wala ñeenti déplacement loolu pour lan la. waaw déplacement bi moom boo xoolee yoon la. courtier yi di laaj déplacement ndax liggéey boo gis rek taximan bi boo ko jëloon tey da nga ko fay ndax tey courtier boo la laaj déplacement dina la woon benn appartement ba ñaari appartement loolu 2000 francs nga koy jox déplacement du weesu 2000 francs ndax loolu 2000 francs yooyu si lay jënd crédit am na ñoo xam ne tey Kër Massar lañ dëkk am na ñoo xam ne tey Rufisque lañ dëkk si 2000 francs yooyu si la ñuy paas si la ñuy jënd crédit comprendre nga
waaw loolu moo indi 2000 francs yi. mais est-ce que tey nga gis ne pour mu gënoon yomb mënul nekk ne bu fekkee da nga bëgg kër comme par exemple ñëw nga benn place comme si yéen nii nga daal di bindu boo joxee benn 2000 francs boobu ba keroog ngay am waroo joxe mais comme yéen ni ngeen koy doxalee bu yàggee mbir mi tamit day xaw a métti. mais noonu lay demee boo joxee 2000 francs dootoo joxati 2000 francs. non boo joxee 2000 francs dootoo joxewaat boo joxee 2000 dootoo joxewaat te du courtier yëpp ñooy laaj 2000 man mii tey. am na ñu ma nekkal nii ñëpp duñu laaj 2000 mais am na yeneen côté ñoom dañuy laaj 2000 francs mais ñun nii duñu laaj 2000 francs mais boo gisee ma waxee ni dañoo war a laaj 2000 francs parce que da si am ay courtiers yoo xam ne dañu sonn pour ñu finaliser sax problème la ci loolu lañ yaakaar ci liggéey boobu lañ yaakaar mais am na ñoo xam ne maîtriser nañ liggéey bi ba ñoom duñu laaj déplacement loo bëgg rek mën nga leen a yóbbu liggéeyloo suba ba ngoon ñoom duñu laaj déplacement. mais nag am na si ay courtiers yoo xam ni maîtriser wuñu lu ñuy def ñooñu mooy ñu si wàcc bees ñooñu pour ñu finaliser problème la wala ñu xam produit problème la moo tax muy dem ñoom pour bu ñu laajee déplacement sax day jaadu ñoom ñu laaj déplacement. waaw mais léeg-léeg da ngay ñëw joxe sa 2000 francs ba pare ñu wan la benn appartement ñaari appartement nga gis ko neexu la nga dem ñibbi léegi nga war a ñëwaat encore wala ñu boole la ak keneen tamit da ngay joxewaat tamit encore beneen déplacement wa ilaa déplacement bi balaa ngeen ko doon laaj day fekk nit ki gis ba bëgg mais tamit aussi nga encaissé 2000 nit ki mu yóbbu ko fu xamante ni yow leer na la leer yàlla ne kii boo ko yow sa jëm bopp ku la fa dëkkuloo woon doo ko dëkk xam nga loolu tam dafa comme. waaw mais loolu tooñ la man loolu du ma ko rafetlu ndax man damay bëgg ni ma nawee sama bopp respecté sama bopp damay bëgg courtier bi noonu la war a respecté client bi ndax parce que client est roi client bi sax moo la war a gënal sa bopp ndax moo lay may xaalis client bi moo lay may xaalis client bi da nga ko war a fonk téye ko boo koy yóbbu da nga koy yóbbu fu baax boo demee mu mën la naw te am na client yoo xam ne dañoo xamadi boo leen yóbbee fu bon duñu sax wàcc oto bi danaan la avancé yow dootoo dugaat seen oto moo tax ñu may conseillé samay mbokk courtier yi wala sama mbokk agent immobilier yi dañuy yóbbu clients yi foo xam ni boo fa yóbboo clients yi dañ lay respecté dañuy bëgg appartement bi ñëw jël ñu fay la sa xaalis nga dem sa yoon loolu mooy liggéey bi waaw. mais léegi courtier moom lan moo nekk digganteem ak ki nga xamante ni moo di borom kër gi parce que léeg-léeg comme 4 mois avance yi ngeen di laaj loolu dafa cher te am na ñu xamante ni sax dañ lay indi ne la prix bii laay joxe yow courtier bi nga ne ko non mun nga ci am nangam nga yéegal ko. waaw non loolu moom du yoon man duma conseillé benn courtier muy yéegal prix ndax Sénégal neexul ñun ñëpp ci xamante nañ ay sénégalais lañ xam nañ dëkk bi li ñuy dundee tey actuellement nii na kenn ku nekk rek. xool sa bopp location bi kenn waru koo yokk ndax location cher na cher boo xam ni kenn waru koo yokk ndax gis nga kër yi ngay gis nii mën nañoo dund 50 ans kër mën naa dund 50 ans boo ko tabaxee mën naa dund 50 ans borom kër gi lu mu bëgg ci këram bu teyee lu mu bëgg ci kër gi mën na ko cee génn lu mu def ci kër gi mën naa génn balaa feeg 20 ans mën naa génn kon nañ loué prix bu abordable bu ko defee nit ñi mën leen a fay. waaw man loolu laay conseillé ñëpp 4 mois yi tamit li nga wax 4 mois yi dëgg la mais ci 4 mois yi dafa am si ñu ngi ko war a laaj mais bu fekkee grand standing la ñooñu war nañoo laaj 4 mois ndax appartement des fois ni nga ko defaree noo xam ni 1 mois caution mënu koo defaraat moo tax ñuy laaj 4 mois mais nag am na ci ay appartement yoo xam ni comme ay 2 chambres salon 2 mois rek baax na ci borom kër gi war na mën a laaj 2 mois comprendre nga loolu mooy yoon ñu respecté tamit clients yi. loolu mooy yoon 2 mois baax na jaadu na ci mais bu fekkee ne nag ay villa yoo xam ne ay 1 million la laaj na ñu laaj 2 mois 4 mois caution de 4 mois. ndax parce que lan moo tax loolu. ndax boo xoolee kër tey kër du ay 200000 moo ko mën a defar du 1 million moo ko mën defar boo xoolee grand standing wala kër goo xam ne kër gu yaatu la du 1 million moo ko mën defar 1 million mënu ko defar il faut que 2 millions mu defaraat lépp defaraat këram bu mu baax. nu mu meloon mu kii ko bu fekkee ne client yi mën na koo defaraat bu ko defaraatee ba nu mu meloon moom bu ñëwee mën na ko delloo xaalisam mooy caution mën na ko delloo waaw loolu la quoi. mais tey dañuy faral di wax que ni courtier yi ñoom ñoo ci laxas jaan parce que léeg-léeg borom kër laaj ñaar sax ñu laaj loo ko ñett ak yéen tamit aussi benn bi ngeen ci jël dañuy jël benn ku ci mel ne tey 200 ba salon yooyu nga wax léeg-léeg nga dal ci 300000 bu yombee ba yomb 200000 la yem wala mën na ko sax ëpp léegi yéen tamit ngeen bëgg a laaj benn avance lëmm est-ce que loolu tam bariwul.
waaw mais xam nga ñun courtier yi defuñu dara courtier mënul détourner bailleur ba ci borom kër yi ngay gis ni ñoom dañoo am ay conseillers xam nañ lu xew si dëkk bi ay sénégalais lañ duñu ay gambien duñu ay ivoirien xam nañ lu xew si dëkk bi ñoom am nañ ay conseillers lépp lu ñu bëgg a xam bu ñu demee ci courtier yi am na si ay courtier yoo xam ne nag moom ay courtier yu baax lañ mais am na ay courtier yoo xam ne nag ñoom ñooy influencer borom kër yi mais du courtier yëpp mais man li may conseiller borom kër yi mooy ñoom nañ xool lu leen doy nañ waxtaan ak seen xel waxtaan ak seen njëganaay ba ñu déglu courtier lu muy am ci poosam lay wut bu ko amee dem na mais après yow yak client bi yéenay des client boobu nag borom kër gi da ko war a fonk toppatoo ko lépp lu mu bëgg ci këram lépp lu mu bëgg mu defal ko loolu mooy logique quoi. mais man ba tey maa ngi ci avance yi ngeen di laaj parce que mën naa ne fi ngeen ko xaw a teg fi ngeen ko teg dafa métti parce que bu fekkente ne nit ki xëy na borom kër gi sax boo la laajee 3 mois wala mu laaj la 2 mois la ngay joxe moom boo paree sa xaalis da nga koy jëlaat. mais yéen benn weer lëmm bi ngeen di jël ci nit ki te xamu leen poosam fan la toll léeg-léeg di nga xañ kër te courtier yi ñoo la koy xañaa. déedéet avant c'est que caution kii bi commission bi yoon la ngeen fay ñu ko ndax ñun commission lañ ci am commission boobu noonu boo ñëwee tey di wut appartement yow xamoo fa appartement nekk yow boo doon dem tey fu mu toll nii tey boo bëggoon appartement di wër fii tey ci mbedd bi lu xamoo fa appartement yi nekk courtier rek nga mën a contacter mu won la ni appartement yi fi la nekk te courtier boobu sax boo ñëwee moom bu yorul appartement bi day woo beneen courtier bu nekk Parcelles wala mu woo courtier bu nekk Liberté 6 wala Sacré-Cœur ne ko kooku kat am naa foofu appartement mu woo la ne la foofu ko am na appartement bu ko defee mu ànd ak yow boo ànd ak yow nga xool boo gisee mu neex la nga yëkkati mun na la conditions yi nga yëkkati 3 mois jox ko 3 mois yi borom 1 mois d'avance la 1 mois caution ak 1 mois commission bi des fois day nekk ay chaîne ba bu ñuy séddoo sax kenn ku nekk 30 000 nga ci am wala 20 000 comprendre nga c'est rare la ngay gis courtier boo xam ne day am commission plein. mais tey man fi may dama nekk rek ba tey foofu di insister parce que tey yow courtier bi dëgg la yow yaa xam kër yi de mais defoo ci benn frais parce que tey nit ki day ñëw yow dañ nga ko ba da ngay laaj frais de déplacement nit ki pour mu yëkkati la daf lay fay moom mooy jël crédit moom mooy woote ci 2000 francs yooyu mooy passe taxem pour dem mais pour lan tamit yow nga bëgg a encaisser weer lëmm benn 200 wala 250. waaw non bu fekkee ne nag da ngay jël doo fay déplacement. non booy jël doo fay déplacement. non xanaa si yow. waaw mais ñoom kay boo ñëwee bañ encaisser seen xaalis ba def seen poste pare. man soxna ci man laa la wax man dama laaj frais de visite. clients yi may seetaan xam nañ ne man dama laaj frais de visite boo ma joxee nag ma jël mais man dama laaj frais de visite man bu fekkee da ngay jël kii courtier amul droit laaj la frais de visite loolu du yoon courtier amul droit laaj la frais de visite courtier lan la mën mooy mu fexe laa wutal li nga bëgg mooy appartement bi nga bëgg mu wutal la ko boo paree nga fay ko loolu la. en tout cas de moom lu ci mënti xew rek Moustapha yaakaar naa war nañ ko mën a waxtaanee parce que mois bi ñuy laaj moom pour damm ko seeni poste man d'accorduma ci léegi tamit aussi di wax ak yéen population bi parce que am na loo xamante ni ñu ngi koy nangu te ñun ñoo koy teg suñu bopp nangu na que ni déplacement c'est pas normal kon ku mu neex bu ko joxeeti mais tamit est-ce que nit ñi duñu bañ loolu ba pare ngeen banque seeni loxo. waaw non déplacement moom ça dépend ci client bi rek. client moom am na si ñoo xam ne am na yenn courtier yoo xam ne boo leen joxul déplacement duñ la woon sax néeg duñ la woon sax appartement ndax ñoom ci déplacement la ñuy dox dafa ci am ay courtier yoo xam ni ñoom duñu laaj déplacement comme suñu classe gii nii waa Sicap Foire ñoom duñu laaj yooyu comprendre nga ñoom dañuy ñëw boo bëggee appartement wala looy demandé ñoom ñu taxawu la wutal la li nga bëgg mais ñoom duñu laaj ay déplacement ak yooyu noonu non jamais. waaw léegi courtier bi tam aussi lan mooy nekkaat digganteem ak client bi ak borom kër gi nga xamante ni moom moo ko fa yóbbu tey borom ki nga xamante ni luye nañ ko bu ñëwee mel naka sudul noonu demul sax weer ñaari weer mu am ak borom kër gi problème mu ne nañ wooyuwaat courtier ban taxawaay la ci am. waaw mais xam nga borom kër gi moom borom kër gi ak courtier moom en général si am ay courtier yoo xam ni ay conseils yu borom kër gi lañ.
am si ay courtiers yoo xam ni ñoom buñ la wutalee client bu ñu paree rek ñoom dañuy dem quoi ñoom matal nañ seen liggéey. mais am na ci ay courtiers yoo xam ne. leen benn link ak borom kër. waaw non am na ci courtiers yoo xam ne am nañ ay link ak borom kër gi comme man mi am na ci ay borom kër yoo xam ne si yu bari ñoo xam ne dama leen di conseillé tey boo demee bu ma yóbboo client client bi ñëw fayul man dinaa ko wan yoon bu muy jaar dinaa ne ko demal nga seeti IC boobu ko demee seeti IC boobu moom moo koy conseillé fu muy jaar en tant que agent immobilier ak courtier. moom moo koy conseillé fu muy jaar bu demee bu ko conseillé fu muy jaar moom moo koy wax nu muy def bu mu dem tribunal ba ordonnance bi génn mu génnee locataire bi waaw. mais est-ce que bu boobaa tam courtier bi amaan na fa yoon comme moom moo ko fa indi est-ce que yoon daf koy woo. am na fa yoon ndax courtier bi xam nga nit kenn mënu koo xam kenn mënu koo seede kenn mënul xam ni kii ku baax la wala ku bon la kenn mënul xam kii la ku baax la wala ku bon la kenn mënu ko xam client bu baax moom yàlla rek ko xam. léegi ñu ngi lay jaajëfal di la bàyyi rek xanaa nga nuyu sa mbokk yi te nga leeralataal nuñ koy waxee nga leeral nit yi tamit aussi parce que courtier yi ñu ngi jaar seen kaw di jàll. waaw ñu may conseillé courtier yi jaar seen kaw mooy ñu yeewu rek ndax sa liggéey boo gis rek am na ñu baax am na ñu bon liggéey boo gis ci àddina am na ñu baax am na ñu bon nañ tey rek ànd ak dal Sénégal léegi kuñ ci bëgg a nax rek yaa bëgg a nax sa bopp ndax Sénégal actuellement nii ñëpp a yeewu léegi. waaw nañu xool ni ñuy jox seen xaalis bu ñu jox courtier seen xaalis nañu jox bailleurs yi seen xaalis courtier yi am na si ñoo xam ne borom kër yi ñoo leen jox responsable pour ñu jox ko joxe leen seen appartement am na ñoo xam ne ñoom ñooy gérer mais nag am na si ay courtier yoo xam ne client war leen jox xaalis loolu boog man du ma ko conseillé client yi. ndax lan nañ yeewu. Sénégal foo gis liggéey boo gis am na ñu baax am na ñu bon liggéey boo dem nag am na ñu baax am na ñu bon nañ góorgóorlu ba ñu xam fu ñuy teg seen tànk ak fu ñuy jox seen xaalis. mais tey gisoo ne courtier yi nekk Sicap courtier yi nekk Médina yi nekk HLM ñoom ñëpp dañoo war a di déggoo comme boo xëyee joxe fii 2000 ñu wan la benn kër am nga possibilité tamit feneen foo dem buñ la fa joxelee nga kii mais yow yaa gérer sa téléphone ak sa déplacement. non boo xasee joxe déplacement. même foo mënta dem boo demee Dakar foo mënta dem ci 2000 francs yooyu noonu courtier boobu 2000 francs yi ngay jox moom lay jox beneen courtier bi. déedéet. noonu lay demee. déedéet yow tamit noonu lay demee. grand nag yaa ngi bëgg a yàq. non partage day am. non. partage day am. rek yow da ngay. déglu na partage bu yaatu ci courtage rek la am amu si beneen liggéey ñëw finaliser léegi benn kër wala finaliser terrain ñëw tas ko nii si gars yi ci courtage rek la am. amu ci beneen liggéey. léegi lu jëm ci wàllu terrain yi tamit léeg-léeg doo leen jaay terrain ba pare ëlbatikuwaat am ci jafe-jafe ci wàllum këyit yi leerul. ak terrain moom jafe-jafe kese la. terrain moom jafe-jafe kese la terrain moom ça dépend ci terrain yi ndax terrain moom bëri na risque trop waaw xam nga dafa am ñaari terrain dafa am terrain boo xam ne dafa am kayitu juddu ak terrain boo xam ne amul kayitu juddu. comprendre nga bi am kayitu juddu moom mooy dem ci notaire moom mooy bàyyi wala titre foncier kooku mooy dem ci notaire waaw mais nag am na tamit acte de vente yi moom mooy dem mairie comprendre nga mais bi si gën a légal moom mooy titre foncier waaw titre foncier boobu nag foofu moom boo fa demee doo am dara lu la métti ndax foofu notaire da koy gérer notaire bee lay mooy nekk sa conseiller mais fee boo demee fële mairie bi ngay dem fa ngay dem vérifier say kayit ba xam ndax diw moom terrain bi wala diw moom tool bi diw moom kii foofu maire bi mooy nekk sa conseiller. ba tey foofu tamit ñenn ñi dañuy faral di wax naan da ngay gis kër ñun borom kër gi teg ko ne 40 millions courtier yi ñëw ne 60 yéen da ngeen sonal nit ñi de. non courtier yi sonaluñu kenn courtier yi. mais lan moo tax du ngeen ko teg si yoon rek li ngeen ci war a am ngeen am ko mais foog ngeen laxas ci jàll wuti leneen. non terrain yi moom kër yi moom amul kenn ku ciy teg borom kër yi ñoom ñoo ñuy wax nañu lii laay jaayee des fois du ma joxe commission. léegi yéen loo leen teg yéen a moom loolu moom borom kër yi des fois ñoo ñu imposer loolu. waaw borom kër yi ñoo ñuy imposer loolu des fois ñoom ñooy ñëw nañu terrain bi kat lii laa koy jaayee du ma joxe commission ndax dama am ay difficulté te lii laa soxla
bu ko defee nag ñun ñu teg suñu 2 millions. 2 millions bariwul nga foog. non 2 millions bëriwul si. loolu du riba. déedéet ndax 5% la 5% si terrain. mais 2 millions ni nga ko waxee nii mu yomb nii da ngeen ci du tegee 2 yi. waaw non ndax yéen borom kër fu mu leen waxee ne la jaayal ma 10. waaw yéen 20 ngeen di commencé yem 15. waaw mais non 5% yi moom la ñuy respecté moom la ñuy calculer bu ko defee moom la ñuy calculer jaayam terrain en général bu dee titre foncier la maanaam chantage bi ngay xool bu dee 100 millions la 3% la bu dee lu wàcc la 5% la waaw. d'accord loolu la mais yooyu tamit mosoo ci am jafe-jafe wala ñi nga nekkal nii. non mosuma ci am jafe-jafe ñun mosuñu ci am jafe-jafe gisoo ñun dañuy sant ñun gis nga ñun fii lañ toog. mais client bu jëlee client bu fekkee borom kër gi jaayee na 50 comme yéen ni ngeen koy doxalee ngeen jaay 70 jël seen 20 client bi dem ba mu yàgg ñëw bëgg a xàcc wala jëndatul léegi naka lay demee. waaw non loolu nag en général bëriwul nag ci terrain quoi bëriwul ci terrain boo xam ni dem nañ notaire ba signé acte bi ba ñu dem ba jox gars yi ku ci seen xaalis loolu nag bëriwul. mais mën na am nag dina am mais bëriwul ndax xam nga notaire toujours mooy conseiller wu moom ci côté kuy jënd la far notaire bi si côté kuy jënd la farul ak courtier yi farul ak bailleur bi ndax si pourcentage bu muy am mu ngi ëppee si client bi borom kër gi prix-value lay fay te prix-value bi boo ko calculer lu néew lay doon mais kuy jënd moom mooy ëpp lu muy fay. waaw loolu la quoi. mais tey bu fekkente ne da ngeen borom day jaayee 50 ngeen jaayee 70 ngeen dem ba ci wutum këyit ga 50 ngeen fay def. waaw non c'est que boo demee ci notaire lay conseillé maanaam xam nga ñun bu ñu amee tey terrain bi jaay tey 50 millions ñu am client dañ koy booleeg borom kër gi léegi borom kër gi borom terrain bi moom mooy wax ak client bi bu fekkee ni dañoo juboo ci 40 millions courtier yi am nañ 2 millions. bu fekkee 50 millions la courtier yi am nañ 1 million 2 millions 500. léegi bu fekkee borom kër gi nee na moom joxewul li muy jaay lay jaay léegi yéen a moom seen yokku nag. waaw loolu léegi nag borom kër gi bu ne loolu lay jaayee léegi ñun dañuy waxtaan ak borom kër gi liggéey boo xam ne waxtaan la ndax ci ay millions la ñu nit dañuy liggéey dañuy yor jabar yor di doom yor kër ci liggéey bii lañ yaakaar mooy sunu gagne-pain moo tax dañ ko fonk kuñ ko fonkale ku nekk rek dañ lay jàpp. waaw loolu la quoi. léegi mais bu këyit ya moom 40 ya borom kër gi di wax moo fa ne léegi yéen li ngeen di am ngeen jël ngeen dem. waaw non borom kër gi mooy fay moo ñuy fay commission. client dañu fay commission. kon léegi boo leen waxee bu borom kër gi ne 40 la yem yéen da ngeen di ñëw wax ak moom dàq la ngeen ca am moom mu jaayee loolu. non ñun bu borom kër gi su ñëwee tey nañu terrain bi dama koy jaay bu ñëwee dañuy waxtaan ak moom ne ko yow lan ngay joxe commission mu ne man dinaa joxe 5%. am na ñoo xam ne dañ naan man 3% lay joxe am na ñoo xam ne sama terrain de boo ma ko jaayee léegi 50 millions man 1 million 500 laa man joxe wala 1 million waxtaan la ba juboo quoi waaw waxtaan ba juboo la. léegi yooyu tamit mosu leen ci am jafe-jafe wala ci appartement yi ngeen joxe kër ba pare dem bam yàgg borom jëlatut ngeen war a delloowaat xaalis. waaw non appartement moom am nay coow quoi mais dañ koy gérer quoi mais yàlla suturaal nañu ba lépp ñu ngi koy gérer quoi. waaw appartement yi moom bëri na coow moom moo ëpp coow. mais boo lekkee avance jàmm borom ñëwatul nag. mais bu ñëwul nga delloo ko loolu mooy goxi commission goxi nag daa métti goxi. léeg-léeg day indi coow lu bari parce que dañuy wax ne comme moom moo waxoon day jël lekk naa xaalis bi du ma jox gannaaw amul këyit amul dara. non goxi moom kenn ñaanu ko yàlla goxi commission courtier yi bay seet yëpp yu bay xool yëpp am na si ñoo xam ne goxi lañ dawee goxi moom neexul. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di sant. vraiment di leen di kontaan ci li ngeen ma invité li ngeen ñëw fii ci Sicap Foire bi mais dama leen di ñaanal rek li ngeen bëgg yàlla defal leen ko li ngeen bëgg tamit ngeen am sax télé ngeen am ay télé am ay loo leen bëgg yàlla defal leen ko ci vraiment aussi tamit gars yi di leen seetaan waaw maa ngi ñaan yàlla gars yi leen seetaan li ngeen bëgg yàlla defal leen ko quoi mais tamit maa ngi sant sama gars yi ñoom Moussa Fassa Khalil ak Papis maa ngi nuyu ñoom Fall ak ñoom Bas sama gars yi ñoom ci li Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñu ma nekk Sicap Foire courtier yi nekk Sicap Foire yëpp maa ngi nuyu ak ñu nekk Sami ñoom Papis
ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. moom dafa mel ni courtier noble la de moom heure boo ko woowee mi ngi nelaw. noble la kooku bokkul la courtier yooyu moom noble la de Papis noble mag la moo tax ma non grand yow daal gérer rek waaw moom noble la quoi noble la moom bokkul ak ñun xam nga ñun ñu ngi nekk si naaj bi sax di ko ñàkkante mais moom xam naa ni moom boo demee sax yeewoogul quoi. léegi fi mu nekk nii boo leen amoon client tam da ngeen koy sédd. non ça dépend ça dépend xam nga moom bu ñu waxoon tey produit bu ñu waxee produit bu ma yóbbee client dañ koy séddoo waaw. mais bu la waxul dara boo leen amee du ngeen ko. bu ma waxul dara tamit bu ma amee kii non client bi ku la déclaré da ngay séddanteel quoi courtage loolu la quoi. ok merci waaw. ayca mbokki internet yi mi ngi noonu tey lii lañ leen indiloon ci leeral ba rawatina courtier yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci nga xamante gox bi ak fépp fu courtier nekk rek ni ñuy jëfalante diggante ñoom ak clients yi léegi nag du ma def rek lu mooy di leen jox dig daje xam naa ne beneen émission lay doon beneen daanaan lu may dalal ak ci leneen la ñuy waxtaan di ko jaajëfal bu baax a baax moom Amina sama montre bu ñaawul boobee waaye Moustapha tamit bébé caméraman yi di leen jox dig daje xam naa ne beneen émission lay doon keneen ku may dajal jërë ngeen jëf.